nuyuwaat leen gannaaw soir d'info xibaar yi léegi lay doon ñuy daw nag ba Cameroun ndax xam ngeen ne gaynde yi yu Sénégal yi dinañ dajeek Guinée ëllëg lay doon muy seen ñaareelu match tey jii amal nañu ñaar fukki gayndeek ñaar seen séance d'entraînement bokk na ca Pape Matar Sarr Nampalys Mendy ak Saliou Ciss ki nga xamante ni mooy sélectionneur national bu gaynde yu Sénégal yi daal dinay amal conférence de presse foofu ca Cameroun dañuy dem seeti ñenn ci suñu envoyé spéciaux Mamadou Ndiaye ak Ahmed Niang. Sénégal Guinée daanaka match bi tàmbali na tey ci suba si ñaari sélectionneurs yi jàkkaarloo nañu ak journalistes yi balaa ñoo tàmbali ci match bi dëggantaan ci biir terrain bi Aliou Cissé ñëw ànd ak Joseph Lopi moom Aliou Cissé wax ci solos match bi. di ñaan yàlla ñu dugg ci bisimilah rahmaani rahim génn si ci alhamdulilah rabil alamin yàlla may ñu ci ndam situation bi tey ñëpp xam nañ ko situation pandémie bi boo xam ne dal nañ suñu équipe bi. mën naa wax ni que pratiquement suñu meilleurs joueurs yëpp suñu cadre yëpp dañoo feebar. mu nekk match boo xam ne match derby la ñëpp xam nañ ko mais je crois que Guinée ak Sénégal yëpp benn dëkk lañu lu gën a am importance daal mooy que ci terrain bi ñu joué ko yàlla may ñu si ndam incha allah. fas yéene jàkkaarloog waa Guinée waaye ñu bari duñu teewee match bi ndax Covid-19 bi nga xamante ne ba tey mi ngi laal ci biir tanière bi Aliou Cissé profito ci conférence de presse bi daal di ñaawlu bu baax protocole sanitaire bu CAF bi. protocole CAF bi moom mën naa si wax ay tonnes ak ay tonnes moo tax bon comme ci télé nañ nekk am na yu bëri yoo xam ne mënuma ko si wax mais am ay joueurs yoo xam ne tey bi ñuy ñëw ne nañu ils sont négatifs bu ñu egsee fii CAF nañu mënuñu leen dugal suñu équipe bi loolu lu doy waar la ñoo am ay joueurs yoo xam ne dañ leen war a testé ñu ne duñ leen testé loolu tamit lu doy waar la mais protocole sanitaire bi maa ngi ko doon dénoncé déjà sama conférence de presse di wax ni que ñun ñoo bëggoon que Coupe d'Afrique bi mu am CHAN bi gisoon nañu même problème yu fi amoon tamit ci protocole sanitaire bi vraiment protocole sanitaire bi lu ma ci mën wax rek mooy que farce lay niru que plus qu'autre chose. sélectionneur bu Guinée bi moom wax ne match bi match bu am solo la donte mi ngi doog a def Coupe d'Afrique des Nations waaye dañuy wut ay pexe ba gagné équipe bii di Sénégal. Je crois que je me rappelle bien de 1900. man fàttaliku naa bu baax donte xale laa woon match Sénégal Guinée ci atum 1994 loolu moom am naa ci ay souvenirs ñaari équipe yi yàgg nañoo daje boo xoolee 2006 tamit maa ngi woon ci terrain bi te loolu tamit kenn dootu ko fàtte. fi mu ne nii nag beneen génération moo ñëw donc il faut ñu def maximum fàtte match yi nga xam ne jàll na suñu ginnaaw fas yéene jublu ci match suba bi nga xamante ni dafa am solo donte match suba bi bu jeexee amante yeneen match yoo xam ne ñu ngi xaar donc dinañ def suñu kéemtalaay kàttan ba fexe gagner équipe bi di Sénégal. Maintenant il est là devant nous, on va tout faire pour le gagner, ça c'est sûr. Sénégal Guinée nekk derby ouest africain ci àjjuma ji 1h jotee foofu ca Dakar. 14h fii ci Bafoussam ñaari équipe yi nag ku ci am ndam daal di qualifié ci beneen tour bu Coupe d'Afrique des Nations bi. war a nekk Mamadou Ndiaye match bu tàng ci diggante Sénégal ak Guinée ndax nag faaw kenn ci équipe yi bu fekkente ne bëgg naa bokk ni nga ko waxee ci 8e de finale yi faaw mu gagné nag Sénégal kon moom moo war a imposer rythme am ki ko wax moom mooy ki jiite wala entraîneur ASC Jaraaf dañ ciy ànd ak reportage yu Cheikh Diarra ak Alioune Diagne. jongante bu ubbeeku wante metti ci ñaari équipe yëpp. loolu la ñu war a xaar ci derby Sénégal Guinée bii di chogu ñaareelu bés bu groupe B bi nga xam ni Sénégal moo nekk tuuti favori bi. waaw dina doon jongante boo xamante ni dina metti trop ndaxte ñëpp xam nañu jege yantoo bi nga xamante ni ñaari dëkk yi jege yantoo nañ ko ak si histoire football toujours bu ñuy football te doon match boo xamante ni dafay metti bu loolu weesoo aussi dañ gis Guinée boo xamante ni am na ay individualité yoo xamante ni yu baax a baax mais football aussi collectif moo koy def mais bu ñu jàngatee Guinée ni mu footballee si fan yi bu fekkee noonu la ñëwee ak Sénégal si pour 3 défenseurs fekk mu doon Sénégal boo xam mi ngi si bisam je pense mën na xaw a sonn gis nañ Sénégal manqué ay joueurs mais je pense que entraîneur bi il est assez réfléchi ba nga xamante ni donte manquement am na dina jouer ci complémentarité joueurs yi ak seen polyvalence ba nga xam dina mën a taxaw équipe boo xam ne dina mën a am dara ci équipe bi di Guinée.
Cheikh Gueye gis itam ni ngir jël ndam bi faaw gagné xëccoo bi ci digg terrain bi. comme dañuy daje équipe boo xam aussi c'est une équipe boo xamante ni milieu terrain am na ay joueurs yu xarañ yu mën a fubal milieu bi aussi ñu am benn restructuration cohérente boo xam donte Gana génn na dina mën a am. aussi tamit li nga xamante ni moo si gën a am solo mooy ñu am Sadio Mané bu libéré boo xamante ni vraiment moom mooy jël bari def changement de vitesse yi nga xamante ni saa yu ko defee Sénégal am dara je pense que bu ñu ko defee war na mën a am dara. ci ñetteeli daje Sénégal Guinée ci Coupe d'Afrique jàpp na ni itam gaynde ñi waruñu yóbbu jongante bi fu mu yeggul. bal arrêté ñun ñoo koy war mën a gën a ragal parce que Guinée donte li ma si wax sànq am na équipe boo xam sur les balles arrêtées surtout corner équipe la boo xamante ni dinay dem di arrivé di mbëkk si ay camp wu jàmbur kooku ñun war nañu def attention mais je pense que ni donte sport collectif nañ wax si jamono ji ñu toll nii parfois individualité parfois si match derby wala si match bu xat mën na la si génnee muy côté. mais daal li nga xam mooy déterminant lu ëpp mooy équipe bi gën a bañ a yanu match yi parce que donte derby la ñu bañ ko yanu bañ def pression c'est un match boo xamante ni match deuxième journée c'est pas du tout déterminant si poule boo xam yenn saa yi ren ji gis nañ ni même les meilleurs troisième mën nañ génn pour wax. derby Sénégal bi ci aljuma bi la bu ñetti waxtu jotee ci Bafoussam ku jël ndam li jàll ci 8e de finale yi. dañuy jógee nag ci sport bi ca Cameroun itam fan dañ fay daal di jógee dem fële ci beneen réew Mali bu ñu demee ba Mekhanamine nag fekk nañ ne Sénégal mi ngi topp ñi nga xamante ne mooy waa CEDEAO ci embargo bi nga xam ne teg nañ ko Mali waaye Mali moom dafa xaw a yëkkati blocus bi moo tax nee nañu embouteillage bu metti moo am ci pont bu ñuy wax la Falémé ki nga xamante ni mooy sunu naataango ba ñu toogal foofa dem na ca Moussala dañ ciy ànd ak Ibrahima Jabaxate. ndogal bi ñu jëloon jëmale ko ci tëj frontière ci diggante Sénégal ak Mali mel na ni xaw nañu teggi tànk yi tuuti fële ci réew Mali mesure blocus yooyu autorité malienne yi jëloon concernetul camion yëpp ndaxte gros porteurs yi nga xam ne yabuñu dara mun nañu jéggi frontière Mali. maanaam lu tax ñu bàyyi nu pour nit ñi bi ñun vide lañu yor te dañoo yóbbu woon ay bagages yi pharmacie lañu yóbbu woon ay frigo lañu yor yeneen dara yi ci des tamit comme matériel yu mel noonu lañu yóbbu woon. léegi nag oto bi nga xam ne vide la yor di dem moom war nañ ko mën a bàyyi mu dugg Sénégal pour ñibbi mais depuis 3 jours ñoo ngi fii taxaw. ñu temb nii moom Sénégal moo nu bloqué mais sonu Mali moom génn nañ ko non ay vide rek ñoo ne ci gannaaw yuy dugg Sénégal. ci poste frontalier bu Moussala dara wonewul ci brigade des douanes ak police de l'air et des frontières que dem ak dëkk bi mun na tàmbali. xam nga neexut démb ba léegi ñu nekk fii am ñoo xam ne ñu téye seen passeport ñii ñu téye seeni carte d'identité téye yoon bi ñun daal ñu ngi nii daal métti na loolu wax dëgg yàlla ñuy ñaan daal luñ si mën rek ñu def ko si génne ñu ci situation bi parce que nekkuñu ci xuloo ñëw nañ fi depuis démb situation bi fi mu ne nii lekk amu fi déjà benn xam nga loolu baaxul ba pare sonn nañ sanguwuñu amuñu sax fu ñuy tëdd gis nga ñëpp a ngi taxaw si seeni tànk kon situation bi critique na te ay doomu aadama ay xale ngi fi ay malade a ngi fi xoolal am na ñi nga xam ne ñu ngi nii tëdd dañu feebar ah. li ñu mën a jàpp ci jamono ji mooy ndogal bi autorité malienne yi jël jamale ko ci gros porteur vide yi indi na embouteillage bu métti ci kaw pont bu Falémé bi nga xam ne bu ñu jëloo ay matuwaay mun na indi ay bu rëy. secteur de la presse am jafe-jafe yu métti moo tax SYNPICS woote loolu ñuy wax les assises des médias tey jii la liggéey bi tàmbale foofu ca maison de la presse lu ñu bëgg ñu woo ci nag ay kàngam yu mag a mag waaye universitaire ngir ñu xool yan jumtukaay la ñu mun a jël ba suñu secteur bi mën a ñoŋ lu ci mën a am mooy ne ñi nga xamante ni mooy le patronat daal dinañuy ñaawlu bu baax lii ba kase jël moom cote dogal bi organiser les assises des médias moom mi Bamba Kassé jiite secrétaire di SYNPICS mi ngi ciy ñaax nag ñëpp ngir ñu daal di xool rek ñëw bokk ci liggéey bi ki nga xamante ne mooy Fatou Bintou Konté ak Younous Diatta teewoon nañu ci ubbite assises yooyu le jamono ji nag presse sénégalaise dafa nekk ci ay jafe-jafe SYNPICS nag mu di syndicat des professionnels de l'information et de la communication dafa jàpp ni nag jot na ñu toog xoolaat suñu bopp. tudduñ ko assise de la presse assise des médias la ñu wax ndax léegi li ñuy wax produire contenu génne ko fësal ko dafay jaar ci canaux yu bëri léegi nag est-ce que dañuy bàyyi noonu rek mbir yi jaxasoo ku ëpp sa morom ku ëpp doole sa morom jaay ko est-ce que dañuy fexe ba journalistes yi également ak caméraman ak techniciens yi ñu mën di gën di dund
ci li ñuy liggéey parce que dund bi liggéey bi ngeen liggéey dafa metti. ba tax ñu amal tey nag ab benn ndaje boo xam ne ci ndorteel bi nag dañuy taxawal li nga xam ne moom moo war a tënk ndaje boobee discuter ci li nga xam ne moom mooy tamit te it taxawal benn agenda. pour ñun tey ndorteel la mooy dañuy def benn lël bu mag nañu bëgg a def mais tey dafa war a nekk benn lël bu gën a ndaw boo xamante ni sottante xalaat la pour mën a jëmmal fi ñu jëm. assises yi nag ay kàngam yu bokk ci monde universitaire bi ñoo ko fas yéene waxtaanee. ñëpp gis nañ ni journalistes yi ñu am taxawaay ci réew mi gis nañ tamit ni jàpp nañ tamit. ñu am ay jumtuwaay lañ mais boo demee ba ci biir tamit da nga xam ne am na ay difficultés léegi difficultés yooyu nag léegi moom lañ bëgg loolu waxtaanee ko ndaxte bu ñu waxtaanee dañ mën a génne ay recommandations yoo xam ne nii mën naa nekk saafara pour que presse bi taxawaayam kii réew mi di nekk taxawaay bu gën a dëgër daal. waa CDEPS nag nga xam ne ñoom ñooy patronat bi nag ñoom ñëw ñu ci assises yooyee kii nga xam ne moom moo di secrétaire général SYNPICS ba tey ni ngeen di tàllal loxo Diatou Cissé sax di ab journaliste. xam ne ni moom dana ca dox tànkub jàmm ba ñi nga xam ne ñoom ñooy patronat bi ñu mun a ñëw teewee ndaje boobee nga xam ne dafa am solo ci nag ëllëgu presse bi. bu fekkee ni ñenn ci ñoom li leen tiital mooy ñoom kat warloowuñu ak yoon parce que aussi li ñu war a fay journalistes yi duñu leen ko fay li ñu leen war a cotiser institution sociale duñ ko def bu fekkee loolu moo tax ñu ne bon xaaruñu ñu jéem a rocceeku bañ a bokk di leen ñëw te di leen bokk j'espère que di leen bokk mais même bu ñu teewee question yooyu di leen ko teg sur la table. assises des médias bi nag buñ ko amalee ca fa muy mujjee nag moo di taxawal benn kuréel gu mag gu ñu tuddee observatoire national sur les médias au Sénégal. patronat boobu loolu lu ñu wax Bamba Kassé wax léegi nee na ñu rafetlu wuñu ko benn yoon ndax nag balaa mu leen doon woo dafa xaar ba lépp yemb mu soog leen woo benn fan rek desoon ci ndaje mi moo tax ñu ni ñëwuñu te sax nag bu assise de la presse waree am ñu ni waa CDEPS nañ ko bàyyee CAP di coordination des associations de presse dañuy déglu Mamadou Ibra Kane ci micro Chérif Dia. D'abord ñu ngi ñaawlu ñu xaar ba 24 heures avant l'événement ñu yónnee invitation te patronat de la presse moom mooy créer entreprise te bu créer entreprise bu nga xam ne investir na ci ay milliards de francs CFA lépp lu nga xam ne mu ngi jublu ci entreprise bi vraiment dañu war a jox cër pour informer ñu à temps ñun tamit ñu def suñu réflexion ci mbir mi. CAP nag dafa fas yéene woon organiser assise de la presse donc boo leen xoolee assise de la presse ak assise des médias maanaam kiif la benn disons benn concept bi la donc benn organisation rek mënul tëb ne moom dafay aakimoo mbir mi te du ci boole ñeneen ñi assise de la presse CAP moo ko war a organiser pour inviter tous les acteurs des médias. place publique ba nekk ci Mbour juróon na coow ba xale yee yóbbu ki nga xamante ni moo fa nekkoon di fa tabax ay cantine ci yoon waaye tey jii yoon joxul dëgg ndawu Mbour yi dafa ni sax Fallou Silla mi nga xam ne moo fa doon tabax ay cantine mairie ba daal di ko koy jox na yeggali liggéeyam dañu koy déglu ci micro wala boog ñu ànd seeg Abdourahmane Diallo. meeru Mbour moo daal di gagné ñaareelu pàcc bi nga xam ni dafa jëm ci mbirum jardin public bi ndaw yi juge bi dafa neex li nga xam ni moom la ñuy laaj taxawul ñoom nag li ñu bëggoon mooy Fallou Silla daal di arrêté liggéey yi nga xam ne dañ ko tàmbale ci place publique bi dañ ci war a def ay cantine place publique bi nga xam ni sax ci wetu marché central bi la nekkee dogal bi day wane ni rek Fallou Silla dafa war a wéyal chantier mi teewul ndaw yi ñoom it ñuy xamle ni dinañu def appel ci ndogalu yoon bi ci fàttali ci lu jëm ci wàllum place publique bi ay jamono maire bi tegoon nañ ko ci daan 2 atu kaso 3 weer yi nga xam ne daf ci war a tëdd ak amende 2 millions Fallou Silla dañ ko joxoñoon baaramu tuuma ci mbir moomu ay documents administratifs yi nga xam ne daf ko falsifié mu doonoon ab daan bi nga xam ne sax ba léegi tëddu ko waaye bii pa moom Fallou Silla mi nga xam ne sax candidat la ci parti socialiste bëgg a wuutu boppam ci mairie bu Mbour moom moo daal di gagné diggante mag ndaw Mbour yi nga xam ne sax ñoom it ñuy xamle ni mbir mi duñ ko bàyyi mu yombee noonu.
jàmm am ci Sénégal moo waral CUDIS ak ñeneen ñoo xam ne ñi ngi ci société civile bi daal di xaatim benn charte de non violence bëggoon nag képp ku yëngu ci wàllu politique bi daal di koy xaatim tey nag ci suba ci 10 heures lañ ci woowoon ñëpp waaye ci mujjantal ga juróom-ñetti organisation ñoom ñoo xaatim charte de non violence boobule ña ca teewul woon ñu ni bokk na ca Benno Bokk Yaakaar Wallu Sénégal ak Yewwi Askan Wi Alassane Ba Jafara Ba lañ ci àndal. dem na bay ñaan acteurs yi ñu def ni moom. jeex na ba pare ngir yàlla ak yonent ba nañu doxal jàmm daal. moom Soham El Wardini nekk ku njëkk ki nga xamante ni jox na engagement am ci ab signature dàq na lépp li nga xamante ni fitna la mu ñaawlu yu ñu jot a nemmeeku ci fan yi ñu génn. fii ñu jëm bu continuer nii li ñuy gis danañu metti te ku mu dal nag dana dem ci sa famille ndax lii bu ñu ko arrêté wul léegi du ñu am lu ñu neex. ginnaaw moom maire sortante bu Ndakaaru yeneen acteurs yi nga xamante ni teew nañ ci ndaje mi def ni moom bokk na ci UNACOIS Yeesal teewal secteur privé bi jàmmi réew mi FRAPP bokk gis-gis gëm sa bopp jéngu wala sax alliance pour des valeurs éthiques ak citoyennes. wax dëgg yàlla lii ngeen initié képp koo xam ne kii lu baax a ko tax a jóg ci réew mi su ñëwul ki ndaje mi officiellement dana leen fekk si ndax lii ñu def appel la. te gëm nañu ni ñëpp dinañ ko signé ñi fi nekk ak ñi fi nekkul ndax amuñu lu dul suñu réew mi te ku nekk xam na ni Sénégal réewu jàmm la loolu la ñuy dox ñun jigéen ñi nag li tax ñu ëpp ci solo moo di parce que ñun ñooy yaay. li si gën a am solo mooy cérémonie wu tey bi day lancer dispositif bu ñuy toppee lépp lu nar a indi violence ci dëkk bi. buñ sukkandikoo ci njiitalu CUDIS ndaje mi dafay mandargaal képp tàmbali li nga xamante ni moom mooy processus bi cadre bi dana dem dajeek ñi nga xamante ni ñoom ñooy acteurs yi ñenn ñi sax joxe nañ seen kàddu ne daañ ko xaatim. jàpp nañ ne itam am na yenn ci ay préoccupations yoo xamante ni daañu wéy di ko waxtaanee ngir fexe ba jàmm sax fi. ku nekk am nga sa préoccupation bopp ñu ne nañ ko dugal ci benn cadre monitoring boo xamante ne dañ koy topp di ko topp ak le ministre de l'Intérieur ndax day taxawaayam fii am na ci solo ci wàllu respect wu yenn engagement yi ñu koy topp ngir mën a jëmmal jàmm jooju ci réew mi. charte bi nga xamante ni ñetti poñ yu am solo ñoo ko composé ku ko xaatim ku ne war na la daañ ko jébbal kilifa yi diine yi fi nekk ñoom ñi nga xamante ni daañu ubbi seeni gët di ko topp di xool ndagam daañu respecté seeni engagement am déet. ñi ngi ci campagne électorale di waajal élection locale yi 23 janvier 2022 bii ñu nekk nii bu ñu waxee nag Dakar Plateau dañuy fàttaliku arrêté Ousmane Ngom bi mu nekkee ministre de l'Intérieur dafa génne woon arrêté ne centre ville kenn du fa manifester mu mel ni nag arrêté boobu mi ngi fii ba léegi tey jii Marcel Farba Maroun demoon na daal di gisee ki nga xamante ni moom mooy le sous-préfet bu Dakar Plateau. moom moo ko wax li nu mel nee na nag candidat yi ku ci ne am nga bu fekkente ni da nga am bëgg faa dérouler ses plans d'action am na yeneen alternative ci suba déggoon ngeen ci docteur Djibi Diallo dañuy des foofu ca Dakar Plateau ki nga xamante ni mooy Marcel Farba Maroun ak Mohamed Dieng daal di nañuy dajeek ñaari candidat di Bounama Tall bu UC Buntu bi ak Alioune Ndoye bu Benno Bokk Yaakaar di maire Plateau ba tey Dakar Plateau ba itam di dagaanaat baatu askan wi foofu ba léegi ñoom nag ñu ngi ñuy expliquer seen stratégie yi nga xamante ni moom la ñu teg pour ñu mun leen voter laat le 23 janvier 2022 ni ma ko waxee Marcel Farba Maroun Mohamed Dieng. ñoo ngi ci Dakar Plateau diggante marché Kermel ba Rebeuss ñaari candidat yi bokk ci élection locale yi di ñëw daal di tëral benn méthode bu bees mu di porte à porte. bu ñu commencé campagne ba léegi ñun dañu privilégier campagne de proximité. ndax campagne de proximité bi dañu nekk au contact de la population damay dem serrer les mains joxe sama programme sama prospectus ñu laaj ma interpeller ma ci lan laa bëgg a def ci santé bi lan laa bëgg a def ci pour marché pour commerce yi. yàlla dafa def ni ñoo jiite commune bi suñu mandat di jeex ñu dëkk ak suñu waa commune ñun ñëpp ñuy ay mbokk ñu xamante yàgg demlante. kon tey bu élection jotee ñun amuñu benn jafe-jafe pour dugg ci biir kër yi ci biir salon yi ci biir néeg yi
mën a wax ak suñu askan. Dakar Plateau bokk na ci zone ci Dakar yu ñu gën a fréquenté te nit yi di jóge fu ne mu doon benn électorat kon bu particulier te muy laaj stratégie bu gën a am doole ngir fexe ba am ay votants yu bëri. li ñu mën def mooy continuer toujours ci proximité bi et puis ñi fi xëyee tamit pour ñun ci plateau la ñu bokk suñu programme dañ leen ci boole pour que commerce yi restaurant yi trottoir yi espace vert yi yooyu yëpp mën a xaj ci programme bi pour ñoom ñu mën ci bénéficier seen heure de pause déjeuner ñu mën a am espace yu ñu mën a détendre wala am fu ñu mën a lekkee bu ñu wàccee tamit mën a am commerce yu baax yu ñu mën a defee seen ay courses balaa ñoo ñibbi seen kër. Plateau ñëpp fi ñëw ñun dañuy ganal ñëpp kon te dañu am mission gagner largement ñun Benno Bokk Yaakaar fii ci Dakar Plateau. waaye gañaloo itam Benno Bokk Yaakaar pour ñu jël ville de Dakar. défi yi ca biir Dakar Plateau kon bëri nañ torop candidat yi am nañ liggéey bu bëri bu leen di xaar. coalition Yewwi Askan Wi bu nekk ca Daara daal dinay organiser benn meeting foofa lu ñu bëgg moom Idrissa Samb di candidat bi moom mooy daal ay dina programme bu yees ci wàllu santé naka noonu ak wàllu infrastructure ak éducation daal dinay amal meeting ñu bari nag daal dinañ koy teewee bokk na ca responsable communication bu Pastef El Malick Ndiaye Idrissa Samb candidat Yewwi Askan Wi ci micro Moustapha Ndiaye image Sidi Thiam. duñu ministre de waaye programme bi ñu am ci téeméeri fan yu njëkk yi danañ fi def loo xam ne ministre defu ko président defu ko fi bu ko yàlla soobee ndax dañu ne ñii lañ bëgg daara leer nañ ñi te ni ñu leeralee daara yéen waa daara yéen a koy leeral dafa am loo xam dañ koy wax solidarité kër gu nekk 1000 francs rek laa lay laaj la ca des maa koy mottali ndax man damaa bëgg bu ñu xaar mairie daara bu ñu xaar leneen mairie bi nag dana liggéey waaye dafa am loo xam ne bay sa wewu tànk ku nekk xam na ne bëri na ay koñ yoo xam ne amuñu ndox kon daara naan ba màndi daara leer naññi daara wér pelëng ak daara sedd wecc dafa leer fas nañ yéene indi ay bus yoo xamante nii bu soobee yàlla dana liggéey ngir di jël xale yi ci tàngoor wi di leen yóbbu lycée lan lañ war a def ci mbirum faj mi lan lañ war a def ci mbirum assainissement place publique bi ñu nekk tey am nañ ci programme bu doy waar lii at mu jot ay taataa di fi nekk te Jolof di sama dëkk ba ma jógee barki démb waa nget na dañoo soxla ndox bay jël ab teen di ko gas ci 60 mètres de profondeur lan moo tax ndox mii di wal ñun yu fexewuñu ba mu dem ca ñay bay loolu yëpp am nañ ci programme incha allah. dañ yéene indi ay bus yoo xamante nii bu soobee yàlla dana liggéey ngir di jël xale yi ci tàngoor wi di leen yóbbu lycée ñiy jàngi ca CM ya allah ndax xale yi sonn nañ te xale mooy avenir suba. coalition gox bu bees ñoom nag lu ñu bëgg mooy mairie Xombol lu ñu ca jublu ñu ay doomu Xombol ñoo ca ne ñoom nag ay cadre naka noonu nee nañu seen gox dafa amul dara moo tax nag ñoom seen bopp ñu jóg def ko yitte bu ko defee Xombol mi nga xam ne dañu ko fàtte woon ci lépp mën a am lépp ñoom nag amal nañu seen meeting ca ginnaaw raay bu nekk foofu ca Xombol reportage Cheikh Anta Diop Seylatir. Magay Boy Abdoulaye Tine Mbëru Dieng di kàngam yoo xamante ni waa Xombol yépp xam nañ leen ñu bokk benn coalition bu ñuy wax gox yu bees fas yéene dem nag ci joŋante yi am meeting bu doon amal nag ci quartier gannaaw raay mbooloo mu takku dikkoon doon leen teeru Magay Boy nekk tête de liste coalition majoritaire bu gox yu bees ne nag Xombol lépp lu ñuy def jigéen ñi lañ ciy jiital rawatina ay financement yoo xamante ni teg nañ ko seen loxo. yi Abdoulaye Tine initié muy phase pilote phase d'extension phase de consolidation et d'extension mooy bi nga xam ne yi financement 100 millions ak lu ko ëpp bu ngeen ko bëggee coalition gox yu bees pour jigéen ñi foofu la nekk waaye pexe ak xel xam-xam nag du pexe moo yor dëkk quartier bu ci nekk am na ñoo fi yebal pour ñu ñëw ànd bokk liggéey bi Abdoulaye ama loo xam ne ni ku jubóowul ak say mbokk doo ko am loo am alal doo ko am. Abdoulaye Tine mi nga xamante ne moom mooy tête de liste proportionnelle ci coalition gox yu bees fii ci Xombol nee na programme bu am solo la ñu jox waa Xombol ngir ñu mën leen a woteel. lu nu waroon a taxaw te taxawuñ ci wàll yëpp mu naqari waa Xombol nag vraiment fii ay at ñu di ko muñ ba tey élection jot nag ñun ñu jàpp ne ñun war nañu mën a taxaw nag donc bu muy gàccee yi saafara définitivement problème yi nga xamante ne ni moom la waa Xombol di jànkonteel. ay fulaar yu jaune yu weex ak yu vert ak yëre yu vert yoo xamante ne seen militants yi sol nañu ko coalition bi di gox yu bees militants yi nag jël ay pancarte di fësal ne ñoom am nañu doole fii ci Xombol. lii kon moo gënoon a fës ci xibaar yi ci tuuti kanam tuuti Sara Cissé dina fi teew pour le journal de 20h.